Adama Ndione. ci kàddu gi ñu doore ko ak situation bés bi ci wàllu nag coronavirus bi samedi tey lu bëri nag ci xeetu nag jaxasoo daal di am ci lim yi nga xam ne ministère santé daal di na koy rek joxe ci mujjanteel ga sax la daal di fësal ab communiqué téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay cas yu bees dañ ca daal di nemmeeku fukk ak benn ay cas communautaire la diggante Grand Yoff Dalifort Soprim Pikine Linguère Popenguine Touba bi am lu war a toll ci juróom-ñaar ci ay cas yu graaw nee ñu foofee nag daal nañ koy juróom-ñaari cas yu grave daal nañ koy nemmeeku ba jamono ji ñu ngi leen di jël en charge ci hôpitaux yi ci Sénégal leeral yeeg Babacar Samb. daanaka ay erreur la ñu daal di nemmeeku ci annonce ba nga xamante ni directeur de cabinet bu ministère de la santé et de l'action sociale daal di na koy amal ni ki tey ci gaaw gi jeexi jaaxa jaxasoo ak ñàkkub firndeel doon la ca gën a fës ci ndoxteel gi téeméer ak fukki cas yu yees jëm ci feebaru Covid 19 la ñu daal di annoncé 105 di ay cas contact fukk ak benn di ay cas communautaire waaye docteur Aloyse Waly Diouf daal di dellu si waat ne daal juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay cas contact lañ fa daal di nemmeeku mu di lim gu gën a jaxase askan bi te ba léegi doonul benn yoon bu baax bi lee ngir ginni askan bi ci li ni mel ministère de la santé et de l'action sociale dafa daal di génnaat beneen bataaxal ngir corriger seen ab communiqué bu njëkk bile document bu yees di xamle ni lu tolloox juróom-ñeenti téeméer yu tegal juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ay test yu ñu jot a amal fii ci réewum Sénégal téeméer ak fukk ak juróom-ñeent la ñu daal di nemmeeku ne ñoom ñoo daal di amee feebaru coronavirus bi lee mu di téeméer ak juróom-ñett yi nga xamante ni ay cas contact lañu fukk ak benn yi di ay cas communautaire yooyu la cas communautaire ñu daal di koy nemmeeku ca Grand Yoff nga xamante ni ñaar lañ fa daal di gis Soprim ñaar Dalifort benn Touba ñaar itam Linguère feebaru coronavirus bi lee daal dina fay dugg itam ndax benn cas communautaire daal di nañ ko fay déclaré Pikine itam benn cas communautaire ak itam Popenguine ñu daal di fay nemmeeku ñaari doomi aadama yu daal di amee feebaru coronavirus bile te kenn xamul ana ñan ñoo leen ko daal di wàll. ministère de la santé teg ci di xamle itam ni juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay wéy tawat daanaka daal di nañuy am tan juróom-ñaar ci wéy tawat yooyu le jamono ji daal di nañ leen rawale ca réanimation ca hôpital principal ak itam CHU bu Fann ci diwaanu Ndakaaru niki ñaari fan ci weeru mars ba suñ jon yàlla tey lu tollox ñaari junni yu tegal ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci doomi aadama ñoom ñoo daal di amee feebaru coronavirus bile juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent daanaka daal di nañu ànd ak tan ñaar fukk ak juróom daal di si ñàkk seen ab bakken lu tollox junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ba léegi ñu ngi daal di saytu seen ab wér-gi-yaram. Babacar ministère bi ñu dénk wàllu santé sax moom dogal bu mu jël mooy cas contact yi ak ñiy bàyyi ko bitim réew ci ab tukki nee ñu daal dinañ leen defal li nga xam ne nag mooy confinement à domicile kon ci seen kër yi lañ leen di daal di nag confiné lu mooy cas yi nga xam ne testé nañ ko ba mu daal di nag positif loolu la ñuy yóbbu ci hôpitaux yi ak hôtel yi Dakar nag jamono ji am na junni ak juróom téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci ay cas juróom benn fukk ak juróom benn yoo jël ci téeméer yi daanaka confirmé nañ ko Diourbel ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn Thiès téeméer ak fanweer ak ñett Sédhiou moom jege na téeméer ndax ñeent moo ca daal di manqué Tambacounda juróom-ñetti fukk ak benn Ziguinchor fukk ak juróom-ñett bu ñu sukkandikoo ci chiffres yi nga xam ne ministère bi joxe na ko Kaffrine Kédougou Matam ñoom ñoo amagul li nga xam ne nag mooy cas ci wàllu coronavirus bi ba mu doore ak léegi commune bu Popenguine foofu am na itam ñaare yu bees yu ñu daal nag enregistré di cas communautaire kenn xamul fa ñu ko jëlee looloo tax limu cas communautaire yooyu dem ba sax ci juróom bu ñu lëkkalee lépp nag ci département ba foofee fukk ak juróom-ñeenti cas positif lañ fa am Babacar Sow. donte sax kilifa yi ngànk ndogal yi ci wàllu waa kër docteur rawatina liggéeyu nguur gi ci département bu Mbour jëloon nañu ay ndogal yu yéeme ngir fexe ba faagaagal coronavirus ginnaaw bu ñu fi nemmeeku woon ñetti cas communautaire département bu Mbour daal dina am yeneen cas communautaire yu bees ca Popenguine ñuy fàttali ñaari cas communautaire yooyu nga xam ne ñi nga amee woon ci quartier Coose Est ci diggu Mbour ak boo xam ne bii ca Mburox nekk ca commune bu Malicounda loolee taxoon na ba bérébu jaayukaay yi ñu daal leen ubboon rap lu toll ci ñeenti fan rawatina
rawatina quai de pêche bi nga xamee ni préfet jëloon na ndogal ci li mu yooyoon yàbbi ñi dafa bëgg a dakkal lii di wàllanti gu jéggi dayo gi ci diggante askan yi di loo xam ne lii daloon na xel lu toll ci ñetti ay bés yeneen i ndogal yoo xam ne itam jëloon nañ ko ci wàllu dem beeg dëkk bi fexe ba ñi doon toxal seen jëmm wàññi li ni mel suñu nemmeeku woon ni ñetti cas communautaire yi jëkk yépp loolu moo ko andi woon Mbour nekk na département boo xam ni jamono ji kat gis nañ fi ñaari cas communautaire yu yees peq fi nga xamee ni moo di ca diwaanu Popenguine di loo xam ne lii waa kër docteur dëggal nañu ko waaye day teguñu ci lenn lu dul ni patt ci li nga xamee ni moo ci des ndaxte nee nañu daal seeni jëwriñ joxaguñ leen digal ñu wax ndax ay góor lañu ay jigéen lañu fu ñu jóge ak nu ñu def ba andi feebar bi ci diwaanu Popenguine département bu Mbour saay si gis nañ fa juróomi cas communautaire di loo xam ne lii suñ koy xayma ca mujjantal ga mën nañu jàpp ni fukki nit ak juróom-ñeent am nañu coronavirus ci diwaan bi Babacar Sow dañ ca jokkoo ak yéen fii ci Mbour pour Sud FM. Babacar crise boobu am ci wàllu wér-gu-yaram bi jamono jile ak rëq-rëq yi am ci anam yu ñu yore école bi daal na koy fësal moom crise googu ndax nag juróom benn junni ci ay abri provisoire nemmeeku nañ ko ci mim réew jafe-jafe connexion ci wàllu internet ba ci sax yoon yi ñuy amalee communication yu jaar yoon yu bari ci ay mbir yoo xam ne nag lii di feebar bi tax na mu daal di fës bu ñu sukkandikoo ci secrétaire général bu CELSA mbokk itam ci G7 di Abdou Fati mu ngi sàkku nag ci naataangoom yi ñu daal di gën a bàyyi xel gën itam saytu li nga xam ne nag mooy ubbite gi protocole gi ci aju itam ñëpp daal di koy rek sàmmante rawatina ñaari fan ci weeru juin bi Abdou Fati ak Babacar Samb. ñun tamit li ñu mën a wax rek mooy ay agent wu état lañu agent wu état dañu def lu ñu war a def mais également du ñu jaay suñu bakken du ñu accepter également ñun ñu jóge ci yenn zone bi propager maladie bi moo tax ñu ne suñu camarade yëpp mais ñëpp ci protocole sanitaire bi suñu demee ba xamuñu lu ñu gis ñëw classe bi ñu désinfecté wul gisuñu ay masque yu doy gisuñu jumtukaay yu doy ñu dellu ginnaaw taxawi na. bu ñu jógee ci li nga xamante ni moom mooy feebar bi ak situation bi ban jàngat lañu war a mën a am ci mbas mi le. waaw jàngat yi wax dëgg yàlla bari na. mun nañu koy waxee ci tubaab des fois opportunité ñu toogaat ñu ñëpp def introspection xool de Senghor à Abdou Diouf en passant par Abdoulaye ba fii. ñu def presque 60 ans d'indépendance Sénégal yëpp courant matawul yoon yi tali yi matawul soo demee Médina Yoro Fula benn pepp goudron sax amu fa ñu xool Sénégal gi yëpp ba tey ñuy wax ay junni abri provisoire xale yi di toog ci ay xeer waaw ñu xool ni également ñun liñ naan digitalisation mooy xarala yu bees yi jàngalekat yi sax genn wàll gi maîtriser wuñu ko ordinateur sax yoruñu ko tey yooyu su mate woon xëy na dina am riposte boo xam ne riposte xam riposte xel dinañu wàññi trop mbas mi ni mu dalee suñu kaw dina wàññeeku wax dëgg yàlla loolu moom suñ ko si jàngatuwul tiré si leçon yooyu lijjanti loolu waaw Sénégal dañuy man dama gëm ni kon ñun ñi ko fi jiite boobu ba tey ak ñi ko fi bëgg a jiite bëgguñu dëkk bi gëmuñu dëkk bi parce que dëkk également soo bëggee mu dem dafa war a am base bu rëy base bi mooy xam-xam ak wér-gu-yaram. war a ëpp téeméer ak juróom fukk ci ay xale yu ñu daal di jëlee ci mbedd mi rawatina xale taalibe yi diggante Pikine ak Géejawaay association boobu di wuyee ci turu universel mu ngi yëngu bu baax ca département ba ci projet boobu nga xam ne dañoo bëgg a jële xale yi nekk ci mbedd mi rawatina jamono Covid 19 bi centre ba leen di daral di yaakaaru gune yi ca Pikine daal nay amal ab ndaje bu ko defee xale yooyu ñu ci bari ñu daal leen delloo seeni nag kër ci nag nammateefu maître coranique yi association bi sax jot na jàppale armée française bi nga xam ne wàllu prise en charge xale yi ne ñu dinañ ci daal di taxaw banlieue Moussa Thiam. këru daloo bi ñu tuddee yaakaaru gone yi ñoo ngi dugal seen loxo bu baax ci li nga xam ni moo di projet état pour génne xale yi nga xam ne daal dañoo nekk ci mbedd mi di yelwaan jamono ji nga xam ne nag mbas mi ngi sonal àdduna lu ëpp téeméer ak juróom fukki xale yi taalibe nag dañ leen génnee ci mbedd mi ci seen i coobare bopp loolee ki ko xam ne nag di Babacar Ndiaye bi nga xam ni mooy coordonnateur centre yaakaaru gone yi ca Pikine Guédiawaye. fekkee si mbas bi nga xamante ne si lañ nekk ñun suñu association dafa ànd ak état du Sénégal plus particulièrement ministère chargé de la protection de l'enfance ak programme bi ñu tuddee 0 enfant dans la rue
boobu ba tey nag ñun ñu ngi fiy def liggéey bu am solo te fu mu toll nii accueillir ni 200 enfants ñoom ñoo fa nekk buñ mbas mi commencé ba tey. xale yooyu nag dañoo amal ci ñoom ay visite médicale balaa ñu leen a confiné lu toll ni fukki fan ak ñeent toftal si daan leen yóbbu si seen i dëkk si seen i coobara bopp gannaaw bañ si waxtaanee seen i sëriñu daara. tey bu ñu ñëwee ba pare dafa am visite médicale boo xamante ne dañ koy def te ñu permettre ñu dugg ci centre bi avec le respect des mesures dañ leen di confiner pendant 14 jours di defaat ñoom li ñuy wax mooy accompagnement psychosocial maintenant bu 14 jours yooyu jeexee la ñuy ànd ak préfet bu Pikine via le CDPE def ce qu'on appelle le retour en famille. Voilà, c'est un retour volontaire dañuy concerté wu ak les marabouts yóbbagum nañ 150. ngir nag prise en charge ci wàllu seen i dund ak lu toll ni ñetti téeméer ak juróom fukki plate yoo xam ne danañ ko jox ndaw yi loolee tax na ba li nga xam nag moo di armée française daal di leen jàppale ci dund loolee ki ko xam ne di commissaire capitaine Idrissa bi nga xam ni mu ngi bokk ci élément français au Sénégal. ñëwoon nañ fi jàppale ko danañ ñëwaat jàppale ko tey ndax association la ba nga xam ni dafay liggéey ci jàppale xale yi nekk si mbedd yi ak jigéen ñi am situation difficile di leen jàppale seen insertion di leen jàppale seen dunduwaay tey def nañu fukk ak ñeent intervention te dañ koy continuer. association Univers L daanaka am na ñaari bërëb yi nga xam ni fa lay daloo benn bi nag ñu jox ko jigéen yi nga xam ni dañuy dunde ay métital beneen bi nag ñu daal koy jegleel xale yi nga xam ne nag daanaka daal ci mbedd mi la ñu nekk ñoomee nag fas yéene dañ daal jàppale nguur gi ci seen i projet ngir génnee xale yi nga xam ni daanaka dañuy wër ci mbedd yi di yelwaan gannaaw nag ba ñu joxee seen i bërëb yi pour ñuy daloo xale yooyu lee El Hadj Moussa Thiam moo leen joti xibaar yi fii ci banlieue dakaroise pour rajo Sud FM. Alaaji Moussa, aide alimentaire bu nguur gi lu war a toll ci juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñaar ci ay ménage yiñ ko war rek jox ci ñaari téeméer ak fanweeri junni ci askan wa fare ca commune Diamaguène Sicap Mbao ñu jàpp ne nag ña daal di bénéficier wu ci mbir mi daal néew na lool bu ñu ko gam-gam lekk askan wa mairie ba génnee ñaar fukk ak juróom-ñaari million ngir daal di nag yaatal jàppale googu waaye itam ba tey ñu ngi amee jafe-jafe ci wàllu nag moyen donte lu war a toll ci fanweer ci industrie barabu liggéeykaay ya ne ca barab ba versé nañu seen i nag taxe maire Coumba Ndoffène Fall di ci dellu si ñu déglu ko El Hadji Moussa Thiam. commune Diamaguène Sicap Mbao rek ci aide yi am na ci 9502 dimbal yoo xam ne am na ko ci ñu koy xaar exeegul parce que ñëpp xam nañ ne administration ak formalité dafay yeex ndax ak fi koor gi toll ak coono bi askan bi jàppoonteel ñu gis ne mën nañoo jiitu loolu en attendant comme ça su loolu ñëwee rek mën a eggale ñi nga xam ne ñoom ñoo amul donc waaw ñu ngi commandé gun tey 50 tonnes de riz ak 1000 grosses suukar donc jàpp nañ ne nag du doy parce que c'est un début ñu war ko tàmbali mais xam nañ ne incha allah il faut ñu yokkaat parce que Diamaguène Sicap Mbao nag dafa rëy commune boo xam ne plus de 230 000 habitants ñoom ñoo fi yeewoo donc vraiment lii nekkagul loo xam ne nii doy nañu mais il faut ñu tàmbali parce que urgence moom moo taxaw mënuñoo xaar parce que wax naa ak les sous-comités pour que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci RNU bi ñi nga xam ne ñoom càmbar nañ leen ba pare nga xam ne ñoom ils sont impactés par le Covid ñoom mënuñ cee bokk parce que ñoom ñoo nekk les 9502 ménages. waaw spécificité mooy dafa nekk commune boo xam ne dafa bëri ay entreprises yu nekk dans le périmètre communal ñu toll ci à peu près ay fanweer ak quelque. li tubaab di wax la RSE la responsabilité sociétale d'entreprise loo xam ne dafay jox obligation des fois entreprise bi muy gestu population yi en terme d'appui en terme d'aide vraiment sentiruñ ko. ñun daal ni ñu fi mën a wax ñoo xam ne ñi au moins jàppale ñu mooy la SAR ak lobu Maam Jaara fanweer yeeg et quelques yëpp vraiment gisuñ leen sentiruñ leen te loolu aussi vraiment du loo xam ne lu rafet la. ba pare dama bëgg a éclairer benn affaire aussi Diamaguène Sicap Mbao entreprise yi fi nekk les taxes industrielles fay ñu ko loolu il faut gars yi xam ko patente yu mag a mag yi on les paye à la ville de Pikine la commune de Diamaguène Sicap Mbao li muy cotiser en terme de patente entreprise yu mag suñu boolee yóbbu ville de Pikine ëpp na téeméeri millions. donc loolu su desoon suñu commune dinañ mën a mais taxes yi la ñuy wéeru te taxes yi actuellement nii joxaguñu taxe industrielle yooyu luñ ci recouvrer rek mooy ay taxes publicitaires te loolu du xaalis boo xam ne bu am solo la. ubbiwaat li nga xam ne mooy barabu jaayukaayu jur gi di point de vente yi dogalu njiitu réew moomule daanaka ñii di nappkat yi daal nañ koy rek sàmmkat yi ngeen jégal ma daal nañ koy rafetlu président maison des éleveurs di wax ne daal ñu ngi daal di waajal bu baax bu ko defee wàllu korité gi lépp lu aju ci wàllu approvisionnement bi ñu daal di koy matali ci point de vente bi Ismaïla Sow daal di ci yokk ne ñoom jot nañu jàppalek état lu war a toll ci 2 milliards ci wàllu aliment de bétail Ismaïla Sow ñu déglu ko.
waaw fi mu nekk nii day wax dëgg yàlla xel daal na ndax ubbi nañu marché yi mais ubbi bi aussi dañ ko wax nañu ko ubbi ak d'une manière organisée daal nit ñi am nañu taxawee ci marché bi pour ndax feebar bi am ci biir loolu na tax na vraiment éleveurs yi aussi tamit ñu ngi organisé wu pour que ñu fekkee indi jur yi ci marché bi mais aussi yónnee ñi dem jëndi indi ñeneen ñi aussi ñu yóbbu ko ci marché bi ndax aussi tamit nguur gi ubbe na naam wax dëgg yàlla ñu koy sant it ndax joxe na tamit lu ëpp 2 milliards ci wàllu aliment de bétail pour jàppale aussi éleveurs yi loolu ministre bi def na lancement samedi bi passé aussi pour que ñu yóbbu aliment boobu dans les départements pour que éleveurs yi mun ko jot ci aliment boobu aussi tamit ñëpp la concerne parce que ñi nga xam ne dañuy jaay ganaar am nañ ci seen wàll ñi nga xam ne aussi dañuy yar ay mbaam xuux am nañ ci seen wàll ñi nga xam ne aussi dañoo yor jur gi tamit am nañu seen wàll loolu aussi lu ñuy rafet loolu fi mu nekk nii daal macha allah xel daal na xëy na kay li ñuy ñaan yàlla rek mooy mu gaaw a taw ak situation bi am parce que après bu tabaski bi bu korité bi jàllee aussi ñu ngi xaar tabaski lu yooyu yëpp liggéey lu yoo xamante ne yi aussi ñu ngi ci jublu daal maanaam daal aussi li may profité it di ci interpellé état mooy kon état jàppale nit ñi aussi tamit waxtaan ak banque yi pour que ñu teg gi seen loxo aussi bu baax ci wàllu taux d'intérêt yi ndax at mi nag at bu métti la kon bu ñu naree def aussi taux d'intérêt yu seer loolu dana métti ci éleveurs yi loolu daal vraiment ñu ngi ñaan ñu dawal yërmeen quand même ñu jéem a xool aussi tamit bu ñu lebalee nit ñi ñu jënd ay xar naka la ñuy def pour que ñu mën a woyofal taux d'intérêt bi. waaw ñoo daal di jeexale Kaolack ak wàllu dragage bi ñu bëgg rek def foofa ca port bu Kaolack ba ay liggéey yoo xam ne nag du yàgg mu daal di door projet boobu nag bu am solo la ba tax dina mën a rek gën a fësal koom-koom bi nga xam ne région bu Kaolack daal dina koy am Mamadou Camara. wàqi gi ñu waxoon ne dinañ wàqi géej gi ci Kaolack askan wi yàgg nañ koy jàmbat jiitu réew mi wax na ko waxaat ko ba ca mujj mooy bi mu ñëwee fii pour sàkku saalum yi jox ko seen baat pour mu doon président de la république ci campagne électorale diggee waatoon na ko fii Alioune Badara Mbengue di gouverneur région bu Kaolack di indi ay leeral ci projet boobu nga xam ne nguur gi diggee woon na ko fii ci Kaolack. port Kaolack moom dañ ci am yaakaar bu baax. port Kaolack moom développement am lu soxal monsieur le président de la république parce que ñëw na fi daaw ci début janvier gis ngeen bateau yi mu fi indi pour ñu yaatal géej gi pour ñu gën a wax géej xam ngeen ne aussi tabax na aussi benn port bu nekk fële Foundiougne daxu nga jël benn pont mu jaar foofu bu dugg biir Foundiougne yooyu yëpp ku koy def rek mooy yow bëgg nga vraiment géej gi aussi koom-koom bi mu war a génne mu génne ko sax xam ngeen bateau yi ngeen di gis nii bateau yi ngeen di gis nekkuñ fi pour la forme indi nañ leen place nañ leen fi mais loo gis dafa am temps loo gis dafa am nuñ koy jaarale mënoo xëy benn bés rek acca dragué leen te xooloo yan anam ñan nga koy dénk ñu wóor ñu nga xam ne bés bi ñu commencé liggéey bi dootul arrêté te wala dinañ ko def ci anam yu leen neex yi nga bëgg loolu rek moo tax ne bateau yi caaxaan indiwu leen fi te caaxaan taxul ñu toog fi nii bu soobee yàlla liggéey bi danañ ko commencé bu procédure yeggee def ko ni ñu ko war a defee parce que xam ngeen ne déjà lu tabax pooru Foundiougne bi tabax pont bi ba léegi mu yegg je crois que bu fi indee lii mooy dafa bëgg a yeggale liggéey bi. saalum yi ñu ci bari daal nee nañ wàqi bi ñu war a wàqi géeju Kaolack bi yéex na lool jamono ji sax ñoom ñu ngi ko jàppee léeboon ak lëppoon tant que teguñ gët yenn bato yi wala yenn jumtukaay yi ñu indi ko fii ci Kaolack seen xel li muy jàpp daal mooy naxee mbaay la. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara jaajëfal ko ñaareelu pàcc bi soosé ñu dikk ci wàllu revue de presse bi ñu ànd ci ak Adja Ndeye Maram Ndiaye. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là sur Sud FM. bu ñenn ñi diir Ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 4
100 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ni moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën. Établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant. Établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex. Établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa. Établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ba léegi pënd bi wureegul ci coow lii nga xam ne nag ñi nekk ci bopp réew mi bëgg nañu daal ci ni mu gën a gaawee ñu daal di koy ndar keppe autolikaay bii di Sud Quotidien moo ñu xamal ne kii di Thierno Alassane Sall moom moo njëkk a fësal ay kàddoom di ñëwaat nag ci ab ndàmpaay boo xam ne nag groupe Sénégal daf koo fas yéene nag jébbal képp ku mës a nekk ki jiite conseil économique social et environnemental autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne kii di Thierno Alassane Sall li ni mel daf koo naqarlu ba ci kanamu yàlla ñu ne déet ni waay Ousmane Sonko it daal di fësal ne su fekkente ne dañuy lam-laamee di wax daal ne décret boobu am nag amul moom nee na leer na ko nañ ne décret boobu am na ndaxte yónnee nañu ko agent yi bokk nag ci biir administration bi autolikaay bi di Sud Quotidien du ñu xamal sax ne lan moo nar a nekk ndàmpaay boobu mi ngi tollu nag ci salaire boo xam ne daal weer gu jot la ñu koy jël te mu weesu nag 4 millions ñu ne déet ni waay dinañu leen jox benn oto boo xam ne daal dafay tax ñu doxi seen soxla ci ni mu waree 800 litres ci wàllu carburant jox leen chauffeur jox leen tamit garde du corps Ousmane Sonko autolikaay bi di L'As di ñu xamal ne moom weddi na ñuy wax nag ne décret boobu amul ndaxte ñi yore lépp lu jublu ci wàllu communication ca palais présidentiel ñoom nee nañu nag décret boobu su doon lu dëggu la dinañu ko gis ci biir journal officiel bi moom nag di Ousmane Sonko ma nga leen di xamal ne décret boobu am na te it am na lu koy firndeel rax ci dolli koppar googu yëpp nga xam ne dañu ko bëgg a jël jox ko benn nit moom di Ousmane Sonko daal dina gis ne mënoon nañ ci jël nag ci lu tolloo ko fanweeri ndaw yoo xam ne daal dinañu leen jox xëy te it weer bu nekk dinañu leen fay 200 000 francs CFA ñu daal di jóge nag ci na ñuy xeexee feebar bii di coronavirus fii ci mim réew ak tamit sax lépp lu jublu ci wàllu doxalin bi ndaxte Vox Populi moo ñu xamal ne bërëbu fajukaay yi dafa fees dell fi ñu waroon yóbbu ñi nga xam ne ñoom ñoo am feebar bii di coronavirus place ya amatul loolu nag moom moo tax ba léegi ay hôtel la ñu jël daal di koy soppi mu nekk nag ay hôpital ngir ñu war faa mën a faj ñi nga xam ne dañoo am feebar bii di coronavirus rax ci dolli ni ñuy tuddee ay cas contact ñoom it jëlatuñu leen ca kër yi di leen yóbbu ci ay hôtel léegi kay ca kër yooyu nag la ñu leen di bàyyi ba pare nag di leen saytu wante noonu nga xam ne nag moom la nguur gi di doxalee neexul dara waaye ki nga xam ne de moom mooy Moustapha Diakhaté ndaxte ci biir julikaay bi di 24 heures moom ma ngay xamle ne décision boobu nga xam ne moom la gouvernement bi bëgg a jël de loolu moom àndu ci tey àndu ci ëllëg te it sax day gën a tax sax ba feebar bi di coronavirus
coronavirus di gën di wéy nag fii ci biir réew mi culikaay bii di critique nañu démb julli nañu nag fële nga xam ne moom mooy ca Touba ca Masalikul Jinaan ak tamit ca Léona Niassène julli àjjuma ji képp ku ko doon amal ci ñetti jumaa yooyu nag def nga ko ci ni mu waree maanaam daal li ñuy tuddee geste barrière daal dinañu koy respecté ba mu jaar yoon culikaay bi di Le Soleil tey jii daal di seq waxtaan ak docteur Cheikh Sokhna moom moo jiite équipe ca institut universitaire hospitalier ca Marseille moom nag ci waxtaan bi nga xam ne seq na ko ak suñu naataango yoo culikaay bi di Le Soleil ma ngay ñëwaat ci yenn ci ay doxalin yoo xam ne nag ñoom ñooñu di scientifique yi dañu koy amal ngir fexe daal ba gën a moytandiku li nga xam ne nag moom mooy feebar bi te it ma ngay xamal askanu réewum Sénégal ne bu ñu waxee ne léegi nag dañoo war a dëkk ak virus bi di coronavirus loolu la mu wundu moom mooy ñu def suñu kéemtalaay kàttan ba duñu am feebar bi mbir bu doy waar moo xew démb fa li nga xam ne moom mooy ca Kounoune tey jiw ci liggéey bi di Tribune moo ñu koy nettali duñu xamal ni ab soxna moom moo daal di soode gorom bu jigéen autolikaay bi di Tribune duñu xamal ni mbir ya ma nga xewee ci cité Mbaba Guissé nekk ca Kounoune ci biir département bu Rufisque démb ci ngoon nag la ab soxna daal di jël nag gorom bu jigéen tëj ko ci benn néeg jël ndox baxal ko ba mu tàng jër ba pare nag daal di ko koy sotti yuuxu yi nga xam ne nag moom la soxna si doon yuuxu loolu nag moom moo tax ba ñëpp a fëx dem ca kër ga moom moomu sax di ndaw si su nekkul woon nag takk der yi dinañu ko dóor ay dóor yu mu dul fàtte moom moomu sax caabi féete na ko gannaaw te it suñu naataango yi ñu ngi ñee xamal ne du guleet sax muy jéem di def li ni mel ñu jeexalee ko nag ak wàllu tàggat yaram ci wàllu football ci liggéey bi di stade moo ñuy xamal ne Bundesliga ñoom nag tey ji dinañu tàmbaliwaat nag lépp lu jublu ci wàllu championnat bi ginnaaw ñaari weer yi nga xam ne nag toogoon nañu ko daal tey ji kon dina am jongante ci diggante Dortmund ak Schalke 04 ci wàllu lamb suñu lamb moom mooy laajte ndax Balla Gaye numéro 2 moom du ab poson sax ci ki nga xam ne de moom mooy Boy Niang 2 ndaxte suñu naatango yi la ñu gis moom mooy ne ci wàllu technique ci wàllu physique ak tamit ci wàllu tactique kii nga xam ne nag moom mooy Balla Gaye numéro 2 moom moo gën a taxaw fuuf kii di Boy Niang 2 lii moo nekkoon ba tulika ci di gën a fas ci biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njaxtu bu sa jàmm. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moom mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy loo ci soxla rek ñu defal la ko ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bii bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. su ngeen bëggee liggéey bu set bu mucc ayib ànd ak qualité ci wàllu production ak distribution établissement Mbaye et frères moo ci mën établissement Mbaye et frères amul morom ci confection double vitrage buñ la xësee defal double vitrage sa bureau wala sa dëkkuwaay dootoo dégg te coow lu bawoo ci biti naaj dootu la sonal te nag si ngay gën a mën a yaxanal courant établissement Mbaye et frères soo fa demee jumtukaay yi xew ci jamono waa Europe ak waa États-Unis di ko wër ñoom nga fay fekk ñooy finir sa verre ba mu rafet boole toog polissage prestige bu amul fenn ci adduna bi ak biseautage 45 degrés jumtukaay yooyu nag ñooy dagg verre bi nga bëgg ci gabari bu la neex établissement Mbaye frère ñàkk ko xam wóorul ay nit ñu xarañ te man seen liggéey ñoo fay xëy bés bu nekk fas yéene jaamu seen soxla bëggal leen ba ngeen kontaan ak établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi di wuti matériel lépp nga fa établissement Mbaye frère HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 864 75 15. CSIP ak établissement Mbaye et frères ñoo leen doon may seen revue de presse. mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen kon ci xibaaru diggu bëccëg gi rédaction bi xibaaru tàkkusaan si lay dellu si waat juróomi waxtu ak juróom benn waxtu
jaajëfal Adja Ndeye Mariam Ndiaye ci revue de presse bi jaajëfal itam Aline Badara Socé mi ñu àndaloon ci xibaaru fajar geek léegi mbokki xarit yi ñuy déglu gërëm nañu leen sant leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ñu yendu jàmm